salaamaaleykum mbokki Jam News ñoo ngi fii ak le candidat Moussa Dabo nekk candidat wu Yewwi Askan Wi Moussa Dabo nga jógee France ñëw tey fii nga xamante ne bii si ni moom moo di Diamniadio lan nga yëg tey ci sa ñëw bi ak ni la waa coalition teeroo tey. damay tàmbali d'abord nuyoo mooy nuyu waa Diamniadio xam naa ne ay weer a ngi nii nekk ma fi woon donc comme ni nga ko waxee nekkoon bitim réew nekk ci ay yitte yàlla dogal ñu dellu si fi ci jàmm kon li ñu war a njëkkee mooy sant yàlla d'abord moom mi ñu may ñu dund fekkee tal ba dellu si waat fii nga xamante ne nii mooy suñu dëkk bu loolu weesoo tamit may sant ñëpp ñi nga xamante ne nii organisé nañ lii tey ndax man sama bopp sax dama cee am mbetteel xaaruma ko woon daanaka coordonné nañ lépp ba bi may yegg si laay doog a yëg ni ndekete ñoom ñii lañ ko tëralee donc ma ciy sant militant yëpp nag ma ciy sant militant yëpp da ci sant aussi ñi nga xamante ne ni sax bokkuñu ci parti politique waaye doon ay sympathisants gëm projet bi nga xamante ne ni dañ koo porté muy le projet de la grande coalition Yewwi Askan Wi mobilisé nañ dugg nañ ci dëkk bi saafonte ak ñi nga xamante ne ni mooy militants yi terminé nañ ko ci jàmm dañ ciy sant yàlla donc dañuy doog a ñëw nag xëy na mënuñoo xaabaabal ci wax ji waaye li nga xamante ne ni moom lañ bëggoon wax daal mooy kontaan nañ sant nañ yàlla bu baax a baax a baax sant bépp militant ak bépp sympathisant boo xamante ne ni yaa ngi gëm projet bi nga xamante ne ni moom lañ porté gëm également candidat bi nga xamante ne ni porté na ko. voilà ginnaaw bi nga yegsee gis affaire yi ni nga xamante ne bis noonu la taxawee lan nga lañ mën a xaar tey ci ki nga xamante ne bis moom moo di Moussa Dabo ci pré campagne bi. waaw je pense que pré campagne bi déjà avant may yegsi sax parti bi wala coalition bi commencé woon nañ di ci dox di ci def ay démarches parce que ñun dañu gëm ne coalition du nit mais équipe la donc c'est vrai que ñu ngi woon bitim réew. mais ñi nga xamante ne ñoom ñooy les membres de la coalition ils étaient toujours sur le terrain ñu ngi nekkoon di mener les activités de pré-campagne donc ñun yàlla dogal na ñu ñibbisi dañuy ñëw inscrire ci dynamique boobu mooy fekk si leen ci activité yooyu fas yéene cee ànd ak ñoom donc je pense que mënuñu def lu dul loolu te ci loolu la ñuy inscrire mais fexe gën koo accentuer ci li nga xamante ne ni mooy projet bi ñu porté parce que ñun dañu gëm ne képp kuñ fi war a teg suba wala ginnaaw suba projet bi nga teg ak qualité yi nga xamante ne nii moom la nit ki làmboo mooy war a tax ñu teg ko fi ci jub ci jubal ci loxoy set ak ci bëgg Diamniadio surtout loolu dafa am solo donc nag ñun dañuy fexe d'abord gëmloo nit ñi projet bi wan leen ni projet grande coalition Yewwi Askan Wi mooy projet bi mën a sukkali Diamniadio waaye fexe tamit xamal leen ni équipe bi ko porté c'est composé d'hommes et de femmes patriote gëm Diamniadio doon ay ñoo xamante ne ni ñu seen loxo set la te ñu jub lañ fas yéene pare pour mettre seen compétence seen xam-xam seen énergie au service de la population. na la lay def le fait que nga nekkoon bitim réew ñu tàbb la ne la yow yaa nekk candidat wu Yewwi Askan Wi. waaw mbégte la ci fànn yu bari parce que ñun boo xoolee coalition Yewwi Askan Wi. bokk nañ ci ñi mujjee déclarer candidature li ko waral nag lu simple la parce que parti yu bari dañuy inverser processus bi mooy candidat bi day déclarer wu ba pare soog a consulter la base ñun bi ñuy defar suñu coalition dañu mettre en place benn charte boo xamante ne ni dafa inscrire sur le principe des primaires d'abord mooy parti yi nga xamante ne dañu composer la coalition Yewwi Askan Wi nañu dem ci ay primaires tabb ay candidats yooyu jongante ba ñu génnee ci benn candidat. loolu daf ñuy permettre ñu xool candidat bi nga xamante ni moo ci gën a compétent candidat bi nga xamante ne ni moom moo ci gën a am profil bu baax waaye candidat bi nga xamante ne ni tey Diamniadio ak contexte bi mu toll candidat boobu mooy candidat bi war a mën a ñëw porter le projet donc nag looloo waral processus bi xawoon a durer ba bokk nañ ci coalition yi nga xamante ni ñun ñoo mujjee déclarer suñu candidat mais loolu sentiment de mbégte lañ ci am mais aussi sentiment de fierté parce que def nañ ko ci anam boo xamante ne ni anam bu démocratique la muy la démocratie interne bi nga xamante ne moom mooy régner au sein de la coalition Yewwi Askan Wi te noonu lañ ko fas yéenee wéyalee
ba ci équipe bi nga xamante ne ni moom la ñu bëgg a constituer pour mu nekk au niveau de la municipalité de Diamniadio. Donc sentiment de mbégte la, sentiment de fierté la, mais sentiment yoo xamante ne également dama ci remercier l'ensemble des militants, parce que mënoon nañ fi nekk di xiiroo ak di ŋaayoo, gis nañ ko ci yeneen i parti ba mu faf jur tasaaroo, mais ñun alhamdulilah ñu ngi sant yàlla def nañ ko ci anam yoo xamante ne anam yu démocratique la, jurul coow, parce que du ay poste moom moo ñu yëkkati. Ndax poste yooyu bu fekkee dañ fay nekk te servir ñu Diamniadio amul njëriñ, la ñu yëkkati dëggantaan mooy ak fu ñu mënti féetee, moo xam pouvoir nga nekk wala opposition, na nga fexe li nga am ci xam-xam, ci compétence, ci expérience ak ci énergie nga mettre ko au service de la commune de Diamniadio. Loolu mooy li am solo. Donc nag désintéressement boobu moom moo animé l'ensemble des militants ba ñu conduire processus bi en toute démocratie te amul benn xiiroo, amul benn ñaayoo. Ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax. te ñun dañu am un objectif et personne ne peut nous divertir. am na yoo xamante ne ay tentatives de divertissement la te duñ ci dugg. Li ëpp solo mooy on a un projet, on a une équipe et on a une ambition. Dañ koy assumer. Ñi nekk ci beneen fànn ñu ngi ci beneen fànn, ñun on a choisi d'être des opposants parce que jàpp nañ ni régime bi fi nekk li Diamniadio soxla joxu ko. Donc loolu on l'assume et projet boobu la ñu porté, moom la ñuy fas yéene dem à la rencontre des populations waxtaan ci ak ñoom. Le reste man je pense que ni ay wax la yoo xamante ne nii bon aajowut trop ñu ci accorder importance, parce que buñ ci mettre le curseur rek la ñu war a waxtaanee ak la nga xamante ni war nañ ko def dans le cadre de la campagne dañ koy rater. Donc ñun on est concentré sur notre objectif. Notre objectif c'est Diamniadio. On vise le développement de Diamniadio et on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour dem à la rencontre des populations waxtaan ak ñoom sans aucune prétention. Fexe xamal leen ni on a un programme, on a une équipe capable de porter le projet de développement de la commune de Diamniadio et après lu yàlla def ñu xam ne noonu. Ok gis nañ aussi tamit sa entourage ay xale donc ñoo la entouré, la mooy expliquer loolu. waaw loolu njuumte la, du ay xale donc parce que entourage bi c'est vrai que bëri na ay jeunes. Exactement bëri na ay jeunes parce que jàpp nañ ni tey dañu toll benn contexte boo xamante dafa jot jeunesse bi def son émancipation comme ni ko les femmes defee, parce que damay faral di wax ne dafa am ñaari catégorie yoo xamante ne Sénégal dañ leen yàgg stigmatisé, muy les femmes et les jeunes. Les femmes boo waxee ñu ne nii ak nii lañ war a doxalee, waruñoo yegg fii ak fii. Alhamdulilah toll nañ benn moment boo xamante ne nii dugg nañ ci parité, def une révolution ba tey femmes yi ñu ngi occuper des postes de responsabilité, ñu ngi dem ci yenn instances yi di fa conduire des projets de développement. Les jeunes rek surtout au Sénégal ay étiquettes yu négatives rek lañ leen di coller, irresponsabilité, immaturité, inexpérience, et cetera. Te tey loolu dem nañ ba toll benn contexte boo xamante ne même bu fekkee ne am na ñoo xamante ne nii bëgguñ koo reconnaître, la réalité démentir na loolu yëpp. Dugal ci administration yi ay jeunes ñoo fa nekk, xoolal projet yi ëpp solo nga commencé ko fii Diamniadio, Sébikotane feneen ak feneen nga xool ñi ko porté ban catégorie d'âge lañ bokk. Donc ñooñu mënuñ continuer di leen taxer d'immature et di d'expérimenté wala di leen taxer d'irresponsable. Tey toll nañ benn moment boo xamante ne moom la jeunesse a choisi d'être consciente. Nañ une place de choix aux jeunes, réserver une place de choix aux femmes, mais nag mag ñi bàyyiwuñ leen ginnaaw parce que nag olof dafay wax ni mag mat naa bàyyi ci réew.